saay suma yoo damay wut lu ma jëmale kanam saay suma yoo damay wut lu ma jëmale kanam fii laa mel fii laa yem xeeb sa bopp. Espace handicap di émission bu ñu jagleel way laago yi fii ci Oxygène FM téeméer ak ñett bu tombal ñeent altine bu nekk lay doon ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Amidou Pouy fa seeni ci waxtaane thème yu am solo dundunuk way laago yi yalwaan gu tar gi ñu nemmeeku loi d'orientation sociale carte d'égalité des chances yi gouvernement bi taxawaloon fan lañ ci toll wàllum liggéey njàng mi wér-gu-yaram waaye tamit yombalal leen lépp lu jëm ci seen wàllu dem ak dikk di thème yu am solo Amidou Pouy fa seeni ci dalal bépp xeetuk handicapé moo xam moteur silmaxa ba ci sax puune yamu ca ndax kat dina ci dalal ay sociologue ay expert ay kàngam yu seen xam-xam màcc jëm ci wàlluk laago ñu fa seeni leen jagleel ba tey ci bile émission ay reportage yu am solo ay micro trottoir ba ci sax ay témoignage bu mu jokkoo gi nii la 33 854 13 30 33 854 13 30 ak espace handicap léppay saafaraw. président Roosevelt woon ci États-Unis te doon dund ak laago tey tegleel ko fal ko ñetti yoon daan na wax ni natt tolluwaay koom-koom réew kenn du ko jël si ay taaxi jol-jol yi wala ay xàll yu yaax neex a dem neex a dikk wala sax ay doom di dund bu bakkene wante ñoo ngi koy jël si ay matuwaay Pastef yi nga xamante ne nguur yi le ñoo ngi koy jël ngir jàppale yi seen loxo jotul seen digg ginnaaw. waaw ñoo ngi sàkku ñaan ci kilifa diine yee ndax ñu mënal suñu bopp. njiitu réew mi maa ngi lay ñaan nga jàppale ñu ñun handicapé yi ñu mënal suñu bopp. leen nuyu seen biir émission espace handicap te Amidou Pouy di leen ko amal altine bu nekk diggante 15h jàpp 16h fii seen rajo Oxygène ni ñu leen ko faral doon defe rek tey moom xam naa ne suñu technicien bi Aline dafa xaw a jàpp rek ki fi nekk tey moo di Aline Diop moo nekk tey si wàllum xarale gi di ñuy jàppale si suñu émission bi la nga xam ne dañ ko def ngir pour la promotion des personnes en situation de handicap ni ko gars yi di waxee muy émission boo xam ne it daal dañ ko jël di si indi maanaam suñuy jafe-jafe di xool yenn solution yi nga xamante ne daal buñ ko proposé ñi nga xamante ne ñoo di état bi ñoom dinañ ñu si indil ay saafara rawatina nag ñi nga xamante ne di ko jaarale si suñu association yi nga xamante ne ñoom comme que ñoo gën a jigee nguur gi ñoom ñu leen faral di invité ñi ñëw di toog di waxtaan ak ñun ñuy trouver ay solution si yenn problème yi nga xamante ne daal waxtu yu tembe jaxase na lool suñu maanaam suñu xelu way laago yi lu si mel ne ay loi d'orientation sociale yenn convention yi état bi signé woon te ba léegi daal ñi jàpp ne respect bi daal des na lool waaye tey nag émission bi dañuy daal di wax si li nga xamante ne moo di wàllu njàng ak njàngale mi xam ngeen ne fu mu toll nii boo leen nemmee ko moom bac yi ñi am bac ñi kontaan nañu ñi jooy nañu BFEM mi fu mu toll nii moom la ñuy wax ñii wa ngi jooy ñii wa reetaan waaye képp koo xam ne ñi am yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu sut seeni morom yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi nekk université ba li ñu bëgg seen bac yàlla may leen ko ñi nga xamante amuñu tamit ñu muñ ta xam ne yàlla moom jaamam rek lay nattu déwén moom yaakaar naa mu ngi fi it dinañu am possibilité ngir defaat examen boobule tant que àdduna li ñuy wax rek dëgg fa yàlla di leen encouragé rek di leen wax ne daal àdduna nii la leen ko waxee rek muy wàllum njàng mi ak njàngale mi ñu demoon maanaam si bac bi dem ba booru Thiès muy école bi nga xamante ne moom moo fa nekk di Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles maanaam di former ñi nga xamante ne ay silmaxalam ak ñi nga xamante ne seen gis-gis xaw na neex loolu sama genre ji ñoom ñu demoon seeti leen dem seeti ki nga xamante ne moo di directeur di Serigne Mansour Ndior moom it ñu nemmeeku ne wax dëgg fa yàlla ren moom
mën nañ ne établissement boobu performance bi nga xamante ne def na ko si luy jëm ci wàllum résultat bac moom wax dëgg fa yàlla lu jara wax la lu jara si wala muy bu ñuy xayma rek mën nañ ne 80% moom la ñu am benn mention am nañ ko fa ak benn mention à bien mu doon fukki ñoo xamante ne daal daanaka ñaar rek ñoom ñoo si échoué malgré condition bac yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy jànkonteel di ngeen ko dégg ci biir mu ñëw ci dina ñëw tamit si li ngeen xam ne moo di wàllum éducation inclusive xam naa ne jamono yi depuis 2011 ba léegi fu ñu toll rek ñu ngi déggal ñu naan éducation inclusive te école boobu la daan formé ñi nga xamante ne ñoo di enseignants yi si yëngatu wax tembe nii lu ci mel ni école Diorgui Chérif bu Rufisque ak 23B bu Pikine bi ak bi nga xamante ne tak Malick Diop buy nekk Guédiawaye li mel noonu tamit moom la waa HI muy humanité inclusion ñoom it ñu gën leen xamoon ci handicap international daal di def ci yenn école yi nga xamante ne pour sourds muets yi la maanaam ñi nga xamante ne du ñuy dégg wala daal mënuñoo wax ñu lu ñu daal ñi leen di jàppale depuis daaw mu ren doonoon seen ñaari at boo xamante ne ñoom it def nañ li nga xamante ne moo di éducation inclusive ngir jàppale leen nga xam ne daal ñooñu nemmeekoo nañ daal bu dul ab privé moo jóg jàppale leen ngir seen wàllum jàng amul kenn koo xamante ci état bi boo gisuñu woon ñun fenn benn école boo xamante ñu ne école bii kat pour ñu muuma ñi la état bi moo ko tabax pour di leen dimbali pour ñoom ñi mën a jot li nga xam seen droit à l'éducation loolu amul woon ba ay ONG ñoo jóg di ci dox di ci wax ba mu sotti tey di rafet loolu di ko saluer nag fii moom suñu émission la nu ñu koy faral di defee rek dañuy dugg maanaam ci milieu bi yëpp xool fi nga xamante ne fa la toll te période vacances lañu nekk actuellement ñu ngi élèves yi mën nañ ne yenn ci école inclusive yooyu bu ñu fa jigee dinañ def li nga xamante ne moo ni seen inscription mën a laaj ay renseignements ngir école bu tijjee ñi di ay way laago képp ku manti doon daal doo am benn jafe-jafe école tijji nga ñëw di sikkimu ki nga xamante ne mooy directeur wala ngay wër école boo xamante ne yow di nga fa mën a jàngee kon xam naa dañuy dem seeti ki nga xamante ne moo di Mansour Ndior rek dañuy daal di dem ba Thiès seeti ki nga xamante ne moo di Mansour Ndior mu dikk ak ñun si lu bari si école bi fu mu toll tey moom 2012 dafa ñëwoon bu fay ñëw fekkoon fa ay jafe-jafe yu rëy yi nga xamante ne ñoom ñu ko doon école bi moo ko doon dund fekkoon fa ay jafe-jafe rëy yoo xamante ne daal wax dëgg fa yàlla nemmeeku nañ ne am na tuuti amélioration bu si am xam naa dañ koy daal di déglu rek Aliou nga tegal ma rek Serigne Mansour Ndior ma. asalaamaaleykum Amidou ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aussi éditeurs yu Oxygène yëpp leen tatagal te di bég lool si opportunité bi ñu jox. pour mun toog tey waxtaan ak askan wi si wàllu INEFJA. monsieur le directeur ñu seetlu ne bi ñu fi ñëwee yàgg na yàggul mais dañu bëggoon rek nga dikkal ñu tuuti maanaam si sa parcours avant ngay ñëw fii nga xamante ne moo di INEFJA. sama parcours nag parcours lu gàtt rek laa si mën a wax ndax wax sa bopp yombut. fii booy seetlu Thiès maa ngi fi ñëw 2008 en tant que inspecteur mais laata may ñëw Thiès jaar naa Ndar bon. bu dee si wàllu njàngale nag Mbuur la defee sama carrière u jàngale ba ma amee inspectorat Ndar def naa fa ñeenti at xam ne peut-être ñaari def naa ko si Saint-Louis commune yeneen ñaari at Saint-Louis département ba ma fa jógee si lañu ma affecté IEF Thiès ville en 2008 ba ma ñëw IEF Thiès ville aussi 2008 ba 2011 maa fi nekkoon inspecteur bi yor wàllu tout tànk yi mu wàllu préscolaire sama yëngatu yëpp si biir Thiès daanaka si secteur boobu laa ko defee si décembre 2011 nag si la ma ministère woowoon na ma dénk mbiru INEFJA fekk na naam doon naa dénk INEFJA rek waaye nag xamuma ne sax bés dana ñëw ma di fi def jéego ba di fi toog na dama fi yor benn responsabilité 2011 ba ñu ma fi affecté fekk na Fanta Diko di sama jigéen ju baax inspectrice moo fi nekkoon balaa bi muy dem wàcc ko ak inspecteur Wan Fanta ba may ñëw fële Thiès ville man moom laa fa remplacé woon gis nga li yàlla def ba ma jógee Thiès ville aussi fañ ma andi woon moo fa toogaatoon donc mel ni yàlla moo boole maag moom suñuy parcours si wàllu woowu ba may ñëw nag 2011 wax dëgg yàlla fekkoon naa école bi si jafe-jafe yu tar ndax daanaka bokkoon na si li nga xam ne lii moo sababoon départ sama naataango bi fi nekkoon yi di ko tuddee inspecteur Wan ndax fekk na mu doon jamono joo xam ne ji yëngatu bi metti na xale yi seen ñaxtu yu doyoon waar grève de la faim yi fépp ñu leen fa doon dégg mu doon lu jafeñ daal ba tax na sax bañ ma fi namee andi xawoon naa si am nag ak njàqare tuuti ndax dem na ba ne waaw man li ñu may jox nii ab patate chaude la de est-ce que lii wóor na sax nekk si sama dal fii fële nga xam ne yëngu yeeg coow li bari
noonu ma waxtaan ak sama xel waxtaan ak samay kilifa itam ñu ne ma fañ la wax def naa ne kala fa digal sax dalaa bëgg moo tax muy ko la fa ndax jàmmukaayu yàlla demal nga jàmmu yàlla mun naa loolu bokk na ci li ma jox fit ba 2011 ba mu ñëwee fekk naa fi jafe-jafe yu doy war si wàllu nekkinu xale yi wàllu jumtukaayu njàngale mi wàllu organisation liggéey bi du ma ne dara dox fi woon waaye nag defe naa li fi soxe woon daal moo ëpp li fi doon dox ba mu ñëwee it benn feuille de route laa dal di établir fekk ndax foog ma jàngat naa déjà problème yi ma fi defoon yi ma fekk plutôt seet aussi si yan yoon ak yan pexe laa mën a jaar ak si yan nit laa war a mën a sukkandiku pour jàllale loolu nga xam ne bëgg naa ko jàllale si jubbante ak defaraat école bi si anam yi gën yàlla nag may na ma fekk fi ay nit yu xam ni bokkoon naa ak ñoom xalaat si wàllu li ñu namoon si INEFJA ñu ngi samay collaborateurs yi nekk si association d'aveugle yi ku si nekk nag war naa la toog ak yow waxtaan ak yow si dama bëgg ñu liggéeyee ko ndax INEFJA jëm kanam li si jiitu woon bokkoon na si seet naka la ñuy mën a def ba jumtukaay yi nga xam ne moo gënoon a manqué si wàllu xale yi ñu fexe ba jumtukaay yi mën a jàppati waxtaan naa seeg autorité boobu ak gouverneur à l'époque monsieur Fall gouverneur Fall si laa commencé def ay démarches wax ak ministère en tout cas démarche la yoo xam ne yàlla defal na ma si ndam yu bare bari ndax daanaka loolu moo jur ministre dama dem ba gën a bàyyi xel INEFJA ba mu jaral ko CRD bu ñu fa doon def mu mujj changé programme ne gouverneur foog ma dem INEFJA seet la fa am lan la. ñi doon grève de la faim nekkoon université ñoom déggatuñ leen si dara ñoom nan lañ mujjee. bon grève de la faim wu 2012 bi dafa demoon ba finalement autorités yi kilifa yi université yi amoon jéego yu ñu doon def si digganteem ak partenaires surtout banque mondiale pour ñu seet naka la ñuy def ba xale yi ñi nga xam ne ñu peut-être amuñu préinscription ba dem bitim réew ñu mën a toog fii jàng fii au niveau de l'enseignement supérieur jafe woon na nag ndax fekkul sunu université yi amul si benn université boo xam ne waajal nañ ko ndax mu mën a accueillir seen maxa si biir campus bi banque mondiale loolu si dugal loxoom fexe ba ñëw si programme bi nga xam ne bii mooy programme bi université di nas pour seeni développement si cadre boobu la ñëw financement bu takku la woon pour jëndal étudiant silmaxa yi ay jumtukaay yu tax yu war a mën a jàng muy ordinateurs yi dictaphone yi dal di diggee woon tamit ne dañ fa tabax benn cyber campus en tout cas fexe daal ba milieu bi doon milieu boo xam ne dana favorable si handicapé visuel bi ndax bu ñëwee ñoom tam ñu mën a yëg seen bopp si lañu fay def kooku nag wax dëgg yàlla tey dégguma si benn évaluation ba ñu xam fan la toll jumtukaay yi daal xam naa ne jëndoon nañu ko jox ko xale waaye campus ba dégguma ko de tey tamit dama jàpp ne lu mel noonu bu ñu ko dee nas dugal si alal bu toll noonu war nañu mën a càmbar def évaluation seet ba xam la ñu si namoon ak lañ si jot a am fan la toll lan moo si des ak nu ñuy def ba mottali ko donc loolu moo des si liggéey moo tax du ma si mën a sori lool ndax liggéey bu ñu defal évaluation aussi sànni si ay kàddu day dal di xaw a jafe mais xam naa daal loolu mooy li ñu nasoon te ba tey fi ñu fi toll sunu étudiant nga fa di fa am na ñu fa nekk di jàng am na ñu xam ne ñu ngi année ñu ngi licence 3 ak bon waaye nag léeg-léeg ñu jottali ma seen i jafe-jafe yoo xam ne yi wax dëgg yàlla day wane ne la ñu nasoon jamono bi mooy wax ne am na lu si sooxe loo xam ne lii ba tey sotteegul. say relation maanaam ak élèves yi ni ñu ko tàmbalee woon doonoon début bi ay relation yoo xamante ne yu heurté la woon mu jékki ñi seetlu ne daal fu mu toll nii wax dëgg fa yàlla école bi mën nañ la relation yi daal nu mu ñagasee woon wàññeeku na bu baax a baax. waaw relation yu heurté yi sax man mën naa ne c'est relatif du woon trop relation yu heurté ndax man wax dëgg yàlla may na ba mu ñëw si école bi ba léegi li ëpp si xale yi bokk la ma seq ak ñoom jàmm la ak wàllu boo xam ne bi daanaka booy seet sax kilifteef gi dox sama diggante ñoom du kilifteefu diggante directeur ak élève mais waajur ak doom la li ëpp si ñoom ndax bëri na gan yu musaana ñëw fii bu ñuy dem leen di njëkk a yem loolu la directeur da yow sa diggante xale yi ñàkkul nag am na ñenn si ñoom ñoo xam ne ñi yàlla moo sàkk wutale ñu ngi ak seen i jikko ak seen i façon jëfin yoo xam ne yu doy waar la mbooloo moo gis rek dana fa am façon yu mel noonu te léeg-léeg ñoom influence si xale yi influence boo xam ne bii
dañuy tiire mbooloo mi ba ku ko dégg si bi ci da ngay jàpp ne fii dara doxu fi wala boog relation yi métti na fekk du dara dul ñaar ak ñett yu nekk si biir yëngal école bi lool waaye boo ku dugg jege ñu dina xam ne na école bi daan feeñi si biti waroo woon na trop ak la nga xam ne moom la seq ak ñoom ndax léegi su musaana gaf dama leen di woon ne man yéen li ma jaaxal mooy li may dégg si rajo ñu koy wax si école bi mais bokkul ak li may jëflante ak yéen loolu naka la mun demee naka la ñu mën a nekk maag yéen si jàmm ju toll ni bu ngeen ñëw sama bureau du ngeen mooy sax directeur waaye papa bu xëy dégg ñu ne école INEFJA dara doxu fa directeur ba xale yi déggoo ñu ñan laa déggoolul fii mu xaw a doy war donc jàpp naa ne mbir mi daal ay ñaar ak ñett rek ñoo xam ne ñoo fi daan nekk léegi di trouble école bi waaye wax dëgg yàlla relation yi moom man mënu ma ko tudd relation yu heurté relation yu macha allah yu muccoon ayib la te yooyu mooy li may dund ak ñoom boo fi mu nekk nii. loolu wane tamit grève yi wàññeeku na bu baax a baax muy sa compréhension ba léegi di ngay expliquer rek. voilà grève yi wàññeeku na bu baax a baax ndax man benn principe laa jëloon nag xale yi dama ne xëj na ay ndaw lañu te ndaw ku ne xam na ne ñun ñu yore ay kër seen i morom xam nañu li nekk si yore jeune rawatina jeune bu ànd ak handicap boo xam ne bii xëj na mun na yaakaar ne sama handicap bii moo tax ñu sàggane ma kooku bu ko booleeg la mu doon ndaw léeg-léeg yor gi mën naa xaw a mun na am ay jafeñ-jafeñ waaye sant yàlla bu baax a baax ndax tamit ñun la ñu defoon principe rek mooy ubbi leen sunu bunt déglu leen waxtaan ak ñoom te nag di xëy suba ak ngoon di daw si seen i soxla yi nga xam ne bokk soxla yu yenu maanaam la yu xam ne dëppoo nag la ñu fi andi muy wàllu njàng ak fexe ba ñoom ñu réussir seen activité ba tax na ñoom seen bopp xam nañu ne ku nangoo sonora si seen i mbir ñi si biti xam nañ ko si man ba loolu defe naa ne bokk na si li tax tey la ñuy doon ndaw danañ dem ba xam ne kii ñu nekkal kat wax dëgg yàlla soxla nañu ndékki mu jox ñu ndékki te ku la jox ndékki bu la diggee añ dig la reer nga war koo mën a gëm si loolu lay wéeg ñoom moo tax ma am yaakaar ne xëy na loolu bokk na si li tax école bi gën a am ak dal ndax wóolonte gi mu ngi gën a am ndax fekk ñu ngi wóolonte rek daanaka mun naa ne trouble yi mun naa bañ a ñàkk nag waaye defe naa dana fi gën a raar waaw te wóolonte googu nag laa def sama diggante ak ñoom ñu wóoluñu ñu wóolu leen di liggéey la main dans la main xamal naa leen ne ñun li ñu fi andi lu dara lu dul seen réussite yéen itam li leen fi andi lu dara lu dul réussite ñaari nit nag bu ñu bokkee la leen fi andi wax dëgg yàlla leen jubale moo war a gën a yomb que lu leen di féewale donc te loolu defe naa lecture la boo xam ne xale yaa ngi koy def léegi bu baax a baax waaw ñu ngi koy comprendre. loolu waral tamit ñu nemmeeku Sénégal moom résultat bac yi am na dëkk yoo xamante ne sooxe na fa lool ñu nemmeeku ne yow sa école sa établissement bi daal mën nañ ne nañ laal bant mën nañ ne fu ñu toll nii mën nañ ne alhamdulilah daal si résultat yi est-ce que mën nga dikk ak ñun maanaam si résultat yi ren yi. jërëjëf Amine résultat yi ren yi moom dañ koy sant suñu borom di ko sant suñu borom tey di si sargal xale yi bu baax a baax ndax daaw ma dañ si di leen xamal ne bu ngeen ñamoon li nekk si yar teggin ak booloo dootu leen ko bàyyi te defe naa ne histoire ba ma jox raison ndax ñoom ñu ngi gis la ma leen doon wax keroog rek ba ñu joxee résultat yi la leen war fi ne benn agriculture ba leen wax de bu ngeen seetloo diggante daaw ak ren ni ngeen soppee doxalin si wàllu ni ngeen di jëflante ak administration mun naa ne xoolatu leen sax bëtu administration mais fa ma leen woon fa ngeen ma wuyu xool ñu bëtu waajur di waxanteeg ñun di déglu suñuy conseil dalal école bi ba kenn déggu fi ay la mu ñu jural gis ngeen ko te plus ngeen di gën a jàpp foofu plus ñuy gën a am ndam ci li ñu def ba tax na ren danaa sant yàlla bu baax a baax di ko doole sant la mu ñu fi doon defaloon tey ñaan yàlla aussi lii mu jox yàlla na fi sax te gën fee neexati encore ndax boo seetloo xale yi ren si fukki xale yi nga xam ne INEFJA présenté leen comme candidat juróom-ñaar yëpp dañu jàll d'office am nañ sax ñaari mention bien ak mention assez bien lu xam ne njaacaar yi sax boo fa demee xam ne ay mandarga yu raar la ñaar si fukki yi am nañu deuxième tour ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu mottali ko ak jàmm kenn rek mooy ki nga xam ne kii amul chance ñu ajourné ko ba tax na tey ñaar yooyu des bu yàlla antoo ñu def seeni oral ba jàll mën nañ nañu dañu am résultat de 90% te gëmu ma ne néew ma kenn amu ko fi waaye ña ko fi am dana raar si école d'excellence rek lay doon 90% si wolof moo doon téeméer bu ne nañ jàpp ne juróom-ñeent fukk yëpp
jàll nañu donc mu doon ay résultats yu xam ne tabarkalla macha allah di ñaanal xale yi nga xam ne jàll nañu yàlla na leen si yàlla def ko muy seen muur te may leen encore yeneen ndam si kanam yu wees yi ba ñu leen dégg feneen fu sore sore di ko ndamoo di ko bégee voilà. organisation bac doon lu jafe lu métti rawatina si wàllum handicapé visuel ñi ko doon defee Dakar fan yi at yi ñu passé ni ñu nemmee ko ñoo ngi koy defee fii Thiès pourquoi changement boobu noonu ak organisation bi nan lay demee pour nga organiser maanaam examen jëm si wàllu silma. voilà changement boobu bokk na si aussi jéego yi nga xam ne man maa jëloon initiative bu dox ko ndax ba mu ñëwee la ma constaté mu jaaxal mooy dama ne Sénégal ba mu daj gisuma fi kenn koo xam ne kii pour def bac di nga jóge région par région INEFJA rek laa ko gisoon. ma ne waaw ñi nga xam ne ñi dèjà yàlla dafa atte ñu doon ni silmaxa ñu waroon sax discrimination positive wax ñu utal leen sax anam bu ñu def examen bu gën a yomb ñu gën leen jafeel seen examen ndax bu examen jot ñoom rek laa fi gis ñuy dugg kaar gàddu ay matelas di dem région ba région affaire bi yéem ma lool ak la ma si doon def si alal gis leen conditions yi ñuy nekkee tëdd si suuf du ñu noppalu te waroon a mën a dem defi seen examen wàcc ñoom tam ñibbi seen kër yi comme ñëpp noppalu révisé waat delluwaat c'est la bind kilifa yi ne nag lii foog mu dakk ndax tam man mënu ma comprendre lu tax INEFJA rek si lay am candidat si la am candidat yoo xam ne dañuy jox région par région pour defi bac bañ si doxee tam ñoom ñu nangul ma la ma wax vraiment ma rafetlu ko loolu aussi si loolu moo waral ñu jëlee examen bi Dakar andil ñu ko fii Thiès dëgg la ñenn ñi bañ ko yëgee sax ñu ngi naan waaw bañ ko andee Thiès nangam ay jafe-jafe lay andil xale yi ba am na fi résultat yoo xam ne yu doyoon waar la ñenn ñi sax tegoon nañu résultat yi ne andi bi ñu ko andi Thiès moo waral résultat yooyu waaye defe naa li am ren war la wan ne lañ doon wax du noonu ndax bu fekkoon ne Thiès bi rek ko andi tey du ñu am 90% ndax xale yaa ngi Thiès des lañu ko defee donc du woon mbiru Thiès xale yooyu ñoo yoroon niveau bu faible rek loolu yàllaa koy def ñu am at yoo xam ne ay promotion yu baax la ñu am at yoo xam ne dafa am ñoo xam ne ñii day diggu doomu ñii tane donc yàlla moo defoon rek at boobu ñu am ñett ñoo xam ne ñii xëj na seen résultat loolu rek la mënoon a demee ba tax na fi mu nekk nii Thiès loolu moo andi déplacement bi fii te tey ñu ngi sant yàlla bu baax a baax xale yaa ngi ci commencé gis seen bopp te plus ñu di si gën a gis seen bopp incha allah plus résultat yi di gën ndax gëm naa ne dem examen wàcc sango ba set toog sa biir nekk noppalu mënuma ko jënde man jóge région ba région di defi bac waaw. maanaam ñoom seen procédure nu ñu leen di kiiwee seen épreuve procédure bi nan lay demee dañu jour examen yi moom mu ñëw si classe bi war a def examen am épreuve bu dee voyant bi épreuve bu ñu koy defaral moom day tiim di ko xool kële di làmb di ko xool procédure lañu bëggoon a expliquer foofu nan lay demee. waaw xam nga procédure sax bokk na si li taxoon ma gën a xeex pour nañu déplacer examen bi Dakar andi ko Thiès ndax déjà xale yi la nga xam ne moom lañu doon daj si examen te mu jóge ci seen handicap dafa doyoon sëkk jafe-jafe leneen nu ñu si yokk rek daanaka day gën a dis si ñoom ndax li tax ma ne doy na leen sëkk da ngay xool par exemple xale silmaxa bu fekkee ne mu ngi tiim këyitam di bind li ñu koy natte nga xam ne moom li ñu koy natte la ñu natte ñeneen ñi ki nga xam ne gën a fa yor ay bëtam di xool moom fekk bu ngi jàkkaarloog feuille bi fu mu juum rek mën na ko gis rectifier ko xale silmaxa bi nga xam ne mu ngi dëkk tablette am ak poinçon am la muy bind ay baaramam la koy mën a làmbe daj ko te daj ko bala mu mën a am fokk mu rocci feuille bi dëpparñi ko ba nga xam ne li mu doon jàmm fa muy feeñ ci biti mu soog a xam ndax jum loola juum waaw ki nga xam ne kii nag day xool bëtam rek gis keneen ki fokk mu rocciwaat feuille bi gis erreur am rectifier ko delloowaat feuille bi wax dëgg yàlla mënuñoo bokk diir ba ñuy def pour ma def même exercice bi donc loolu mu doon benn gàllankoor boo xam ne bii moom la ñu naan modération. moom voilà lam leen di jural mooy nguur gi daal di xam ne kon ñii comme mun nañu yem ak ñii nañu diir ba ñuy defee fokk mu am lu ñu leen yokkal si ay waxtu donc loolu mooy waral bu fu xale yi njaacaar yi defee ñaari waxtu ñoom dañ leen defal peut-être ñaari waxtu ak genn wàll waaw léegi genn wàll yooyu bu ñu fekkantee la mu leen di jural mooy lan épreuve ba nga xam ne mu ngi siy topp ñee di ko def fekk ñoom ñu ngi si épreuve bu njëkk bi bu ñuy pare du ñu mën a génn salle bi ndax la ñuy bañ mooy ñu xam la ñu la def déjà donc dafay mujj ne lu ngeen baal ma kàddu yi mel ni ku ñu tëj si kaso rek ñoom dañuy pare ba toog di xaar su ko defee nag waxtu yooyu ñu leen di yokkal dana dem day pousse seen examen muy dem ba ñii danañ wàcc 5 heures noppaluñu seen kër ñoom danañ nekk sentir ba presque 11 heures si guddi mu doon jafe-jafe goo xam ne gii defe naa ne aussi Sénégal yëpp war nañ ko xamee noonu
ba day tax ñëpp war see mën a xalaataat pour ñu xool naka la ñu war a mën a def ba examen yi gën a woyof ndax dëgg la naam autorité yi def nañu jéego ndax yokk gañ leen di yokkal ñun rafetlu lañ ko lool waaye nag diir ga ñuy toog si biir centre yi ba 23 heures wax dëgg yàlla jéggi na dayoo te bu ñu seetee li ñuy def si yeneen réew yi war nañ fa mën a gëstu ba seet muy gën a oyofee déjà pourquoi mënuñu def ay épreuve orale ndax kii leem la muy bind mooy waral mu dem ba 23 heures te mën nañ koo natt si kàddu te buñ ko natt si kàddu amoon na du yegg foofu pourquoi mënul am épreuve yoo xam ne mën nañ ko def épreuve orale pour jéem a natt suñuy élèves waaw dana gën a oyofal mbir mi. muy ay benn plaidoyer boo xamante tamit ku nekk am na ci rôle rawatina suñu association yi nga xamante ne ñooy ñëw yëngatu si wàllum waylaago xam naa temps bi ñu koy may dañuy ñëw maanaam si wàllum éducation inclusive nemmeeku nañ ne depuis 2011 ba léegi Sénégal foo tourné ñoo ngi koy wax di ko coow yéen sa xalaat maanaam si éducation inclusive boo ko doon wax tey lan mooy maanaam éducation inclusive. éducation inclusive Amirou tey su ma ko doon netaal dafa mel ni nit ki ñëw si bërëb ñu ne ko kaay fii am na fi yére yoo war a mën a sol yére yi nag ñu defee ko noo xam ne nii façon bu nekk nga fa façon bu nekk mën na fekk yére bu ko gàtt mën na fekk bu ko gudd lool mën na fekk bu yemamaay ñu ne ko léegi demal nga seet buñ ko waxee ab silmaxa dama koy jural mooy lan mooy fa moo fa war a nekk moom di làmbatul boppam di natt di seet ban yére moo war a jekk si moom amaana mu sonn yem ci benn rek sol boobu ne bi fii laa mën a yem loolu moom laa mën a nataale li ñu doon tuddee éducation intégratrice boo xam ne bii xale bi dafay jóge fii dem si lycée bi waajaluñ ko fa si dara moom mooy làmbatul boppam ba seet naka la fa mën a toogee ba lu mu fa mën a jëlee mu jëlee ko fa moo tax ma daal di koy nataale noonu éducation inclusive nag la muy doon au lieu ñu teg fa ay yére yu xam ne bu nekk wusurante nag moroom déedéet dañuy waajal ka fa war a ñëw nattal ko yére boo xam ne bu ñëw yére boobu moom bu ko solee mooy yem si moom ku nekk boo ñëwee di nga xam fa nga naan dut baram ba fekk fa yére sol mu yem si yow loolu laa tuddee éducation inclusive maanaam ñu waajal suñu école si wàllu environnement bi jumtukaay ak façon ba ñuy jàngale de sorte que silmaxa bu ñëwatee du moom mooy seet naka lay adapté sa école waaye école bi mooy waajal boppam ba xajal ko fa place boo xam ne bu ñëwee dana toog xam ne lii kat place bi man la fi doon xaar donc defar école yoo xam ne yi ku ne di nga si mën a gis sa bopp kenn du ñëw di làmbatu fa war a toog ak noo war a toogee waaye dañuy waajal ba suñu xale yi yëpp muy xale ba ànd ak laagoog ka nga xam ne kii orphelin la ak façon ki ab baayam am ak ka baayam néew wërsëg ak ñëpp ku ñëw mën a gis sa place xam ne ci waajal lañ def loolu mooy éducation inclusive donc ñun si loolu la ñuy yëngatu ndax yëngatu bi li ko waral mooy jàpp nañu ne ñàkk a waajal côté boobu moo waral tey xale yu bare bare tey doon ay silmaxa mais seen silmaxa googu daf leen a gaar ba njàng ba ñu waroon na def mënuñu ko def lu tax ndax INEFJA tey boo koy seetlu 160 places rek la am téeméeri place ak juróom-benn fukk xoolal nag ñaata jeune la yàlla teg silmaxa seen kaw biir Sénégal bi te ñu am droit jàng comme ñëpp ñun xam nañ si dara ñun ñi nga xam ne at day ñëw nga am lu mat juróom-ñaar fukki demande ak juróom-ñeent doo si sax mën a jël lu mat ñaar fukk donc booy seetlu juróom-benn fukk ak nangam dañ leen di wàcc ñu delluwaat seen i kër te pourtant xale yi war a jàng lañu léegi liñ si xalaat mooy lan mooy jéem a seet naka la ñuy jëfandikoo xalaat yi nga xam ne yi wër na àddina si wàllu éducation inclusive pour andi ko Sénégal ñun tamit ba mën a yaatal njàngaleem seen maxa fi mooy lan mooy fexe ba INEFJA ndem moom xat na xaddu xam ne mënut a jël ñëpp bu ñu fexe ba suñu école yi def ni ma ko nataale léegi waajal ay mbubb yoo xam ne yi élève seen maxa bu foo dugg fekk fa sa mbubb sol dem si classe ba jàng da nga war a jàng ñibbi sa kër muy école bi la gën a jege loolu bu ñu fa yeggee wax dëgg yàlla mooy gën fuuf li ñu fi ne donc moo tax ba ñu si lëkkaloog suñu partenaire comme Belgique fi mu ne am nañ projet boo xam ne bii diggante 2017 ak 2021 juróomi at lay doon danañu ubbi ñeenti classe yi ñuy tuddee ay classe inclusive ay classe de transition lay doon si ñeenti région si Sénégal muy Thiès Kaolack Ziguinchor ak Saint-Louis classe yooyu nag li ñu si jublu mooy lan mooy tabax classe yi ndax sunu partenaires yi ñoo ñu koy tabaxal tàggat jàngalekat yi tàggat waay juru silmaxa yi ak ña leen di ànd ndax tam la ñu bëgg mooy
xale silmaxa yi bu jógatee këram bu demee bu amee problème si braille du am kenn ko dimbale taxul njàng di jëm kanam ndax sunu njaacaar yi fi nekk ku si dem sa kër tële xëj na sa waajur jàngale na la dimbale wala sa mag wala sa rak il faut ñu fexe ba seen max it am lu mel noonu moo tax ñu ne nañu yaatal tàggat gi bañ ko yemale rek si jàngale gi waaye tàggataale ñi nga xam ne seen waajur en tout cas jàng nañu as lëf ñooy gunge xale beeg ña koy accompagner ay frère am ak ay sœuram donc mu doon projet boo xam ne bii xëj na yaatu na lool waaye ñun gëm nañu ne lu war a mën a nekk la ndax fi mu ne tàmbale nañ ko te la ñuy ñaan yàlla mooy bu sottee ak jàmm classe yooyu day tax xale yi bu ñu fa defee at ba ñu préparé leen dañ leen di tasaare si yeneen école ñuy tudde ay école ordinaire lay doon donc école yooyu ñoo leen di accueillir ñu mën di fa continuer seen cycle di jàng waaye nag terewul INEFJA da leen topp ba tey di gunge jàngalekat yi dañu bëgg daal système boobu yaatu ba wër fukki région yi ak ñeent ba bu ëllëgee silmaxa fu mu jógeti dana mën a am école bi ko gën a jege këram jàngi fekk ay waajuram këram noppalu delluwaat jàngi comme ni ko ñeneen ñi di amee. mu mel ni am na benn wuute tamit bu ci am. ak bi nga xamante ni moom la ñu xam ci éducation inclusive ONG yi initié que ànd état bi ak ONG yi ànd ci di ko def muy ñoom dañuy ñëw jël élève bi directement dugal ko ci classe bi yéen da ngeen jàpp ne loolu peut-être gàllankoor la wala day néewal doole sensu élève bi way laa ko bi nga xamante ne moom moo war a jàng. waaw ñoom day xëj na ci seen i gëstu la ñu yeggee ba jël modèle bu mel noonu def ko seen modèle d'éducation inclusive ñun nag ŋàññuñu benn modèle waaye li ñuy xaar rek mooy après modèle bu ñu ci mën a doxee tam nañ ko évaluer ba seet la mu jur si aspect positif ak la nga xam ne andi na ko si ay gàllankoor lan moo si ëpp morom bi ndax bu gàllankoor yi ëppee moom faaw ñu daal di ko ñu tekk fa seeti beneen boo xam ne bi en tout cas avantage yi mooy ëpp ba tax na ñun la ñu jàpp ñun en tant que ñu yor ay xale ndongoy silmaxa mënuñu imaginer ak ku xam braille la mu laaj nga xam ne njàngale individualisé xam nu ñu ko mën a waxee si wolof da nga koy benn ndax ku nekk ak na nga ko jàngale naka nga mën a jëlee lu mot fukki xale yi silmaxa dugal si classe ak braille la mu laaj si temps ak la mu laaj si jumtukaay yi ak bruit bi nga boole ñoom ñëpp ne da nga bëgg xëy rek plongé leen si classe boo xam ne bi dañu fekk seen juróom fukki naataangoo yoo xam ne ñoom ay njaacaar lañu bëgg fa am ay résultats ñun dañu jàpp ne loolu si li ñu xam bokk si njàngale seen xam du yomb ndax lii nag bu fekkee da ngay jéem pexe te wane lu yomb te gis nga pexe boo xam ne bii dafay gën a jàppandal ba noppi ëpp résultat ñun boobu la ñuy tànnal ndax bi ñu tànn mooy lan xale yi bala nga ko mën a dugal dafa laaj nañ ko waajal di nga ko tàggat si braille di nga ko tàggat si mobilité orientation di nga fexe ba mu am autonomie nga soo ko mën a dugal si une classe ordinaire donc loolu rek moo waral ñun suñu modèle ñu ne ñun modèle bi ñu jël duñu xëy rek jël xale bi ne ko yebbi leen si classe ordinaire mais dañu am benn diir bu ñu leen di téye si benn classe préparatoire tàggat leen waajal leen ba ñu am seen autonomie ñu soog leen a dugal ndax xëj na yeneen handicap yi un handicapé moteur mën nga xëy dugal ko si classe lu wàññi dara yeneen handicapé yi peut-être mën nga waaye lu may ni handicap visuel gëmuñu ñun ne war na mën a am efficacité si nga xëy rek tàbbal ko si biir classe bu mel noonu te waajaloo ko loolu rek mu waral ñun suñu modèle bi léegi nag bu ñu nee ba si cëppaandaw gi xëy na ñu def évaluation danañ xam ñaari modèle yooyu ban la Sénégal war a mën a adopté waaw. école yi maanaam yan ville la concerné yéen seen éducation bi nga xamante ne INEFJA moo koy piloté. bon fii Thiès ñu ngi tànn école Serigne Assane Fall mu ngi fii déjà Kawsara moom déjà classe bi d'ailleurs tabax nañ ko ba pare boo demee Kaolack si am na école Ndangam 3 nga dem Saint-Louis école Bouli Diaw boo demee fële aussi Casamance Ziguinchor capitaine Diallo man jàppatuma tur école bi mais biir Ziguinchor fa la ñu tànn benn école di ko def ko fa bon yooyu nag école yooyu day doon école yoo xam ne rek ñoom fa la ñuy dugal classe bi classe de transition mais du xale yi forcément fa la ñuy jàngee ndax dañu leen fay tàggat rek bu ñu paree nag tasaaral leen si yeneen école d'accueil. d'accord muy doon loo xamante ni tamit di ñaan rek réussite bi ngeen ci bëgg rek yàlla def ko. di wax leneen muy wàllum INEFJA ba léegi wàllum formation yi maanaam. ñu nemmeeku lañ ñu ci def tissage brosserie ak li ñu naan télécommunication wàllu standard yeeg yooyu noonu
boo ñu doon defal tey maanaam xayma bi si ñoom lan lay doon parce que nemmeeku nañ daal ñoom ñi si bari bu ñu génnee dañuy mujj retourné waat si tali bi di jalwaan mu mel ni formation bu ñu fi jot a am 2 ak ñetti at jaruñu leen dara. dëgg la Amidou kooku ànd na seeg yow ndax booy seetlu tey formation yi INEFJA di proposé sunu silmaxa yi nga xam ne weesu nañu atu njàngu enseignement général ñu bëgg leen a jële si yelwaan gi ut lu ñu leen tàggatale ba bu ëllëgee ñu mën a dund si seen ñaq ñetti pàcc rek la ñu am yu ñu leen mën a offrir muy yi nga tudd léegi muy brosserie bi tissage ak télécom te booy seetlu télécom tey wax dëgg yàlla xarala yi yegg na foo xam ne fii dafa doon métier boo xam ne daanaka mën nañ ne mu ngi commencé disparaître ndax ay machine dañ ko remplacer yoo xam ne yi dañ koy gën a gaaw gën ko mën def liggéey bi ba tax na bareetul service yi nga xam ne dinañ jël liggéeykat yu mel noonu donc mu doon loo xam ne bu fekkee yaa ngi si tàggat nit ki ba tey dañ ko bëgg a jële si yelwaan daanaka booy seet ba si dem résultat yi du demee noonu ndax loolu mën na andi mu dem toog yàgg gisul delluwaat si yelwaan brosserie ak tissage du ma ne métier la yoo xam ne yi amuñu employabilité seen niveau d' employabilité quand même mu ngi fi ba tey ndax nit ki mën na si defar loo xam ne tey ba tey ñu ngi koy soxla jumtukaay yi muy balai brosse yeeg serpillère yeeg tapis mural yi xale yi liñ siy defar man ay di tabax si biti de ñoo ko ñëw xool ne ma qualité bii ñu gis xale yi di defar mais yi ñuy jaay si industrie bi gënu ko donc li si des lan la question d' organisation rek ndax da ngay dem bitim réew mais gis façon yi nga xam ne peut-être silmaxee dañ koy defar si cadre yu mel noonu dañ koy wutal label bu xam ne service yëpp dañuy nangu ne pour jàppale initiative bi ak jàppale suñuy silmaxa bala ñoo jënd ji fenn nañu jënde fii tey defe naa lu mel noonu buñ si orienté woon dana tax métier yu mën a soxale ko ba tax na man ñaari métier la yoo xam ne yi yemalewu ma leen ak métier télécom bi waaye nag toll nañ foo xam ne fi tey dafa jot ñu xalaat naka la ñuy gën a yaatale formation boobu yaatal gi mooy lan mooy am na yeneen métier yu fi nekk yoo xam ne tey wax dëgg yàlla am na niveau d' employabilité bu élevé xoolal lu mel ni fabrique de canne xoolal lu mel ni ay fabrique de craie yooyu yëpp d' ailleurs yàggul am na fi sunu benn partenaire Parsiramène bu fi ñëwoon ba ma ko jooytoo loolu li ma jëkk wax dafa ree ne waa mais directeur est ce que xam nga ne ñun Inde ñu nga fàkk lu mat 200 ak juróom fukk métiers yoo xam ne pour silmaxa rek la xoolal lu toll rek ñun ñu ngi si suñu ñett yi ñoom nee na ma ñu ngi 200 ak lu topp si waru métier ma ne ko yow danaa fexe ba ut moyen bu ma déplacé wu ñëw ba Inde seet métiers yooyu yan genre métier la ak yan lañ ci mën a taataan ba andi ko fi Sénégal donc loolu yëpp pour woon la ne rek d' accord naag yow si li nga wax te dafa jot nag pour association yeeg askan yeeg ñëpp xalaatandoo pour seet naka la ñuy gunge sunu gouvernement aussi jox ko ay proposition ndax ñu gën a yaatal formation bi ut fi yeneen type de formation yoo xam ne dana tax sunu silmaxa yi vraiment bu ñu fi génnee war a gën a mën a yor seen bopp bañ a delluwaat si yelwaan bon peut-être que ma si yokk xanaa ñaaxaat xale yi rek ñaax rek lay doon ndax man daanaka booy seet léegi ma jeexal fi ndax bientôt ma dem retraite te la fi des nag mooy ñu fexe ba la nga xam ne ni tabaxandoon nañ ko si wàllu relation wàllu jëflante wàllu ubbikonte ñu fexe ba vraiment poussé bañ a réer seen loxo ñu góorgóorlu ba ak yooyu daal ñu garder ko jalousement conserver ko xëy na kenn fexe ba def lu ko yokk waaye ñu bañ a def dara lu ko wàññi ndax dynamique la boo xam ne bii fekk mu ngi jural ay résultats yu positif nañu si jàpp rek ba set danañ dem a dem ba école d' excellence bi ñuy woote ñu am si lu mucc ayib ndax tey am nañu chance am ministre boo xam ne bii muy Serigne Mbaye Thiam monsieur Serigne Mbaye Thiam gëm na ne war nañu mën a nekk école d' excellence mu ngi ñu si gunge bu baax a baax ndax dèjà jumtukaay yi mu def am na ñaari at defe naa siiw na si réew mi ñëpp gis nañ ko ndax xëy rek si benn école dugal fa lu mat presque 200 millions si wàllu équipement wàllu jënd ay bus wàllu gunge xale yi boole si tam déclaré si presse bi ne leen désormais ñaari école laa daan def fête d' excellence maanaam di jox xale yi ay prix waaye boole naa si INEFJA mu doon sama ñetteelu école kooku mooy war na ne gëm na ne école d' excellence la war a nekk te moom fas yéene nañu gunge jàppale ñu pour mu doon école d' excellence donc ñun lenn rek la ñu mën a wuyoo si loolu mu ñu defal mooy takku aussi ba
fexe ba loolu nga xam ne namm na ko si école bi ñu fexe ba jàpp si ba muy élèves yeeg liggéeykat yi ba loolu mën a doon lu antu école bi doon école d'excellence di am de très bons résultats ñu mu doon école yoo xam ne bi tout le temps ña fiy génne du ñu rëccu dañu fi doon ñëwee loolu nag xëj na dañu taal loxo di ko ñaan borom bi waaye lu si bari si ñun la dépendre may ñaax xale yi rek di ko ñaaxaat jàngalekat ak liggéeykat yi ñëpp góorgóorlu ba def ko seen objectif. ñoo ngi lay gërëm di la sant muy doon monsieur Ndior di directeur bu INEFJA Institut national d'éducation. di ko jaajëfal rek nuñ ko waxee rek muy directeur Mansour Ndior nekk foofu si école silmaxa yi nekk Thiès ngeen xamante ne daal dégg ngeen maanaam fu mu jaar wax na jaar-jaaram wax relation yi nga wax li nga xamante ne moo di problème yi bachelier yi mooy ñi amoon silmaxa yi amoon seen bac en 2012 amoon ay jafe-jafe ngir continuer seen jàng ñu ci nguur gi taxaw woon ak ñoom ñu ci taxawee waaye mu ñu nemmeeku foofu ba léegi ne daal li naan njaw desa ne na waxamin parce que jafe-jafe yi ba léegi ma nga fa mu mel ni lii nga xamante ne moom la ñu digge woon ak ñi fare foofu si wàllu université ñi fa nekk di ay silmaxa ba léegi li ñu waroon a defal daal donte am na lu ñu ci def mais majeure partie bi nemmeeku nañ ne buñ fa mujjee dem daal li ñu waxoon yëpp gisaguñ ko mu mel ni li ñu naan ay bibliothèque sonore maanaam livre yi ñi xool nan lañu si jàppale ba ñu mën ko am par audio di ko déglu par genre MP3 ak seen njàng nu mu gën a yombee daal loolu nemmeeku nañ ne daal ba léegi des na bibliothèque yi tamit ñu xool yenn œuvre yi ni ci bu ñu koy def en braille sax ñu jéem ko def en braille yi ñu nemmeeku ba léegi tamit loolu daal li ñu naan daal njaw desen na xam ne ak jafe-jafe yi nga xamante ne daal doon na dudd si diggante ak élèves yi nga xamante ne ñoo fa nekk wala ak ñi fa nekkoon sax si ay at yi ñuy génn ni daaw wala daawu jéeg rek ngeen gisoon wax dëgg fa yàlla lu métti dafa amoon ñi newoon ay élèves ñoo jàpp daal benn xale daal di koy dóor ba génn ko si presse beeg yëpp ñooñu mujj leen dàq noonu te wax dëgg ñi def doon si ñaan ay intervention waaye yàlla dafa mel ni business yi ndox mu sedd donte ñooñu nekkaluñ sa école waaye nemmeeku na ñoom it fi ñuy féete muy si wàllu école yi ñu ngi góorgóorlu ñenn ñi si bari am nañ seen bac dem France mu mel ni tamit waroon nañ jéem a xool daal yaakaar naa way laaga muy silmaxa ak mu ci manti doon bu dee yow da nga ko xañ benn partie droit wam mooy gën a dàq ko ci école bi yaakaar naa daal mënoon nañ gën a waxtaan ba nga xamante ne daal du demee noonu ba daal ñu amoon ay début bi ay jafe-jafe mais yàlla di si leen si jàppale moom it mu doon koo xamante ne daal nu mu ko expliqué daal ñàkk déggu compréhension maanaam rek la loolu xam nga xale moom am na fu muy toll foo xam ne bu fa tolloo day jàpp ne asamaan sax buy wàcc moom mën nañ ci dara loolu tamit xam naa mu échappé ko woon sóoraale ko woon wax dëgg fa yàlla tamit mu def kéem lay kàttanam ba yenn grève yi nga xamante ne doon nañ ko dégg si école bi at yi ñu passé di grève yi métti yi xawoon yàgg yooyu noonu yëpp wax dëgg mu wàññeeku bu baax a baax conditions yi ñu koy waxee rek buñu daan seet ay jamono ci ginnaaw dañ daan nemmeeku ne bis bi fa nekkoon 30 personnes la daan jël te ñi si waroon yéeg xëy jàngi fajar yi daal na war mat 60 personnes yàlla di ma leen sëriñ ak jàppaloon gouvernement bi daal ñu awro tollook ñi ay ñetti car yoo xamante ne moo nga fa ay valeur 300 millions yi tamit dégg ngeen mu wax ko ci bu baax a baax ko ci bëgg parce que mën nga def 33 854 13 30 maanaam muy benn émission boo xamante ne dañ ko jagleel wàllu njàng mi ak njàngale mi wax na tamit si maanaam problème mu seen bac yi conditions yi ñoom ni ñu koy dundee ñu nemmeeku ne bac bi bu ñu ko doon def li ci ëpp ñun man ci génération boobu bokkoon naa ci ñi nga xamante ne dañuy bu ñu waree def bac dañuy jóge Thiès bu ñu nee suba la bac la ñuy jël oto car bi yëpp seen i matelas yëpp jóge Thiès dem jëli li nga xamante ne ngir def seen i examen mu doon ay conditions yoo xamante ne wax dëgg metti woon na lool te si loolu rek maanaam mu doon tamit benn changement boo xamante ne fexe na maanaam ba bac bi léegi élèves yi di ko defee fi nga xamante ne moo di Thiès nga xam ne dañuy jóge seen école bi rek dem directement foofu nga xamante ne mooy si centre bi nga xam ne moom lañ ko war a defee mu doon loo xamante tamit association yi rafetlu woon nañ ko bu baax a baax donte nemiku ne ay début bi amoon na ay quelques rëq-rëq waaye xam naa ne bac bi moom wax dëgg conditions yi tamit nu ñu koy defee metti na moom mu ngi wax sax ne war nañoo xoolaat yenn épreuve yi nga xam ne ñoo ngi koy jox xale yi parce que booy seet bac bi bu ñu koy expliquer
ñun bu ñu waree def bac maanaam bu ñu waree def épreuve bi ñëw 8h dañuy toog ba 9h 9h dem yenn saa yi ba 10h duñu jot seen épreuve 10h dina fekk élèves yi nga xam ne ñun ñoom lañu def loolu seen bac ñoom génn nañu ñun ñuy door a jot première épreuve bi ci classe bi muy loo xamante ne ñu ngi ñaan état bi ñu xool bu baax ak ñi nga xam ne mooy autorités yi nekk université ñu xool bu baax ñoom nan la ñu mën def ba bac bi daal doon loo xamante ne lu xaw a yomb la si suñu côté parce que xam naa ne doon way laago rek di def bac ak bac mu diisee ñu tegal ay conditions yoo xamante ne dafa mitti loolu tamit jar nañu xoolaat ko bu baax a baax même bu dee liñ naan am na liñ naan discrimination positive tamit bañuñu ko bu ñu ko defee defal yenn matières yoo xamante ne oral lay doon nga ñëw toog ñi comme ni ñu ko doon faral di defee si anglais beeg yooyu BFEM yeeg ñi wax dëgg buñ ko si mënee xool daal yenn matière ni ñu koy defee tamit lu gën lay doon mu wax tamit si éducation inclusive ñoom xam naa nuñ ko fas yéene defee tabax benn classe si école bi tàggat fa xale yi ba bu ñu paree ñu tàggaleen at ba ñu tane si braille bi man braille bi ñu door leen dugal seen école yi muy seen système boo xam ne tamit ñoom ñoo ngi koy jéem a expérimenté ndax système bi dañ nemmeeku ne xaw na niro ak système bi nga xamante ne moom la ñu njëkk a def si li nga xamante ne moo di si wàllum silmaxa fii si Sénégal ñi mu wax tamit li formation yi maanaam silmaxa yi ñoom bu ñu am na fu ñuy toll seen âge bu passé dugg école dañ leen di jël dugal leen si li nga xamante ne ay formation professionnelle yi fa nekk muy télécommunication ak tissage ak brosserie ñu nemmeeku ne comme ni ko waxee peut-être télécommunication bi am na problème mais tissage bi tamit moom wax dëgg ñi si xam ñu bari daal ñi si bari bu ñu génnee daal dañuy continuer waat di nekk si mbedd mi di tàll seen loxo moo xam ne loo xam ne état bi ak ay centre yi nga xam ne comme centre Thiaroye bi nekk fii rek daan defar ay balai ay brosse début bi yàlla mu tane woon lool si ñoom te ñu nemmeeku ne buñ fa mujjee tamit ay jafe-jafe neen lañ fa nemmeeku mu benn politique boo xamante ne ñu ngi sàkku ci état bi daal mu daal di leen jigee xool yan politique la ñu mën a teg ba nga xamante ne daal ñoom dañu leen jàppale ba li ñuy liggéey si yenn atelier yi defar si wàllum brosse ak yooyu te loi d'orientation sociale moo ko wax am na fu mu koy waxee ne état bi dafa warloo ak way laagoy seen entreprise seen petit et moyenne entreprise yi nu ñu koy defee ñu daal leen jàpp gunge leen ba duñu am ay yenn jafe-jafe yi ba dem entreprise bi tëj ba wala sax ñoom ñi mujjee daal di gedd delluwaat si tali bi 33 854 13 30 kon xam naa Aliou comme ni nga ko waxee si bac bi dañuy daal di déglu benn témoignage te Sémou Sarr moo ko def Sémou Sarr moo def témoignage bi maanaam si condition bac yi nga xamante ne ñoom moom la ñuy jànkoonteel ak yenn yi nga xamante ne daal moo ngi koy sàkku si nguur gi mu jéem a xoolaat mbir yi ba nga xamante ne daal bac bi dina gën a yomb ci noonu kon bu possible rek nga tegal ma Sémou Sarr. ci institut INEFJA nekk nouveau bachelier ci at mi nii atum ren ji condition bac yi lañ bëggoon ñu dikkal ñu si maanaam dañ nemmeeku ne moom nee nañ jafe na la seen côté. waaw condition yi nag moom xam naa ne jafe-jafe bi foo ko natt weesu na ko parce que ñun li gën a li si gën a metti mooy ñun am na yenn épreuve yoo xamante ne bu ñu changé wul nii ñu koy defee dinañ yéex a gis non-voyant di pare ndaxte damay jël exemple lu anglais ndax anglais tey texte bi day doon juróom benn ba jàpp juróom-ñaari feuille yow boo liiree texte bi rek yóbbu nga sa xaaju temps bi yëpp nga war a def nag te texte bi te devoir bi yëpp boo ko xaymaa day tourner autour de day tourner ci fukki feuille ak benn wala fukki feuille ak ñaar nga war koo def ci braille xam nga doo ci génn te bu dee njaacaar moom dañ koy jox nii rek mu coché yow pour nga xam benn texte bi lan lay wax il va falloir nga lire parcourir tout le texte pour mën a xam benn true or false noo koy justifier beneen côté bi may souligner mooy ñun dañuy yéex a jot suñuy copie ñun non-voyants yi ndaxte ñi ne ci caw autorités yi ñoom wóoluwuñu suñu encadreur yi man noonu laa ko gisee parce que suñu encadreur yi ñooñu encadré 6e ba terminal te 6e ba terminal nekkul ñuy defandooloon 6e ñoom lañ defandooloon terminal ndax day am ñoo xam ne dañuy redoubler am ñi ñàkk moyenne am ñuy exclure wala bu fekkee suñu encadreur ñoom dañuy jàppale ci composition yi parce que foog nga passer composition yi pour passer classe supérieure pour mën a waxi terminal bu fekkoon ne ñoom dañuy jàppale donc ñi redoubler kon ñoom xanaa ñoom soxor gi war a mën a tax ñu mën ñoo jàppale ba pare bale ñoom ñuy redoubler ak ñi ñuy exclure donc yaakaar naa ne confiance boobu war nañ leen ko mën a jox ba ci bac bi ba ñun ñuy jot épreuve yi à temps loolu mooy waral bu ñu fi jógee ñun 8 heures
épreuve day xaar ba waa Sénégal yëpp jot seen épreuve waa Dakar door ko envoyé sunu encadreur par mail ñu door koo jël transcrire ko ce qui fait que épreuve bu dee 8h la ñun 9h30 jàpp 10h ñun la ñuy démarrer pour mën a terminer 14h épreuve bu ngoon yi bu dee 15h la ñun 17h la ñuy démarrer pour mën a terminer ay 21h bu dee heure normale la 4h ñu yokk ci majoration bi 1h bu ne 20 minutes ñu sur kon ce qui sur mooy ay 23h jàpp minuit la ñuy jóge ci centre yi pour yeewaat 5h mën a sangu préparé wu dem defuwaat épreuve yi à 8h. waa manque de confiance bi si diggante université maanaam autorité ñoom ñooy organiser bac bi. waaw ak INEFJA yow loolu lan moo war a doon solution bi pour yow. pour yéen non-voyants yi mën a jot seen épreuve à temps ni ko yeneen gars yi di jot. waaw man daal li ma jàpp ne moo war a doon solution mooy nit ki aussi ak lu ma xarañ tamit su fekkente ne wóoluwuloo ma affaire du dem man dama jàpp ne ki nga xamante ne amoon na possibilité wu bu dee sax mën naa ko waxee noonu. Parce que composition yi dañ leen koy jox bien avant te terewul am na ñuy redoubler am na ñu dul am na ñu ñuy exclure je pense que kooku bu fekkonte ne tey day taxaw pour jàppale élèves INEFJA du gëj ci di am 100% ci baccalauréat yeeg BFEM te yaakaar naa ne gëj nañu gis loolu donc lan moo war lan moo tee ñu jàppale leen bu fekkoon ne mën na ma dama jàpp ne koy liggéeyal moom. foog nga wóolu ko pour mën a pour kii tamit et en plus foog ñu dem defar ay épreuves yoo xamante ne pour non-voyants parce que aussi anglais bi mu fekk mu ngi continuer ni non-voyant du pare da ngay daal di def rek ay sélection def lii fii laay def parce que moo ëpp point def fii après nga bàyyi le reste parce que mënuloo koo jeexal ay épreuve 13 feuilles ki 12 feuilles loolu moom fekk mu ngi continuer di am mu non-voyant du gaaw pare foog ñu essayer wàññi volume bi daal man loolu ma laa gis comme solution. di ko jaajëfal moom Sémou Sarr mu doon wax si maanaam wàllu condition bac yi nga xamante ne moom la waylaago yi di handicapé yi d'une manière générale sax mën nañu ko wax parce que office bac boo demee bu ñu fa daan nekk tamit daan nañ fa jànkoonteel ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom it si dañuy def ay bac doon ay handicapé moteur ak yeneen ñoom it doon dund ay jafe-jafe di def benn période di wax état bi daal ñu jéem a xoolaat wax dëgg fi yàlla système bi nga xamante ne bépp waylaago moo ngi koy defee examen rawatina bac bi BFM CFEE ñu xool daal parce que yaakaar naa jóge sa kër 8h moins wala 7h30 sax ngay jóge sa kër boo duggaatee sa kër minuit nga war a xëyaat dem defi li nga xamante ne moo di sa examen daal lu jafe la lu métti la daal di ñaan état bi daal ñu xoolaat loolu bu baax a baax di leen jaajëfal si déglu bi mu doon seen émission espace handicap te Hamidou Pouye di leen ko dégtal altine bu nekk 15h jàpp 16h fii si seen rajo Oxygène. saay suma yowoo damay wut lu ma jëmale kanam saay suma yowoo damay wut lu ma jëmale kanam fii laa mel fii laa yem xeeb sa bopp. espace handicap di émission bu ñu jagleel way laago yi fii ci Oxygène FM téeméer ak ñett bu tombal ñeent altine bu nekk lay doon ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Hamidou Pouye fa seeni ci waxtaane thème yu am solo dundunuk way laago yi yalwaan gu tar gi ñu nemmeeku loi d'orientation sociale carte d'égalité des chances yi gouvernement bi taxawaloon fan lañ ci toll wàllum liggéey njàng mi wér-gu-yaram waaye tamit yombalal leen lépp lu jëm ci seen wàllu dem ak dikk di thème yu am solo Hamidou Pouye fa seeni ci dalal bépp xeetuk handicapé moo xam moteur silmaxa ba ci sax puune yamu ca ndax kat dina ci dalal ay sociologue ay expert ay kàngam yu seen xam-xam màcc jëm ci wàlluk laago ñu fa seeni leen jagleel ba tey ci bile émission ay reportage yu am solo ay micro trottoir ba ci sax ay témoignage bu mu jokkoo gi nii la 33 854 13 30 33 854 13 30 ak espace handicap léppay saafaraw. président Roosevelt di woon ci États-Unis te doon dund ak laago tey tegleel ko fal ko ñetti yoon daan na wax ni natt tolluwaay koom-koom réew kenn du ko jël si ay taaxi jol yi wala ay xàll yi yaax neex a dem neex a dikk wala sax ay doom di dund bu bakkene wante ñoo ngi koy jël si ay matuwaay Pastef yi nga xamante ne nguur yi le ñoo ngi koy jël ngir jàppale yi seen loxo jotul seen digg ginnaaw. waaw ñoo
sàkku ñaan ci kilifa diine yee ndax ñu mënal suñu bopp njiitu réew mi maa ngi lay ñaan nga jàppale ñu ñun handicapé yi ñu mënal suñu bopp FM3, FM3 online, la voix des sans-voix. FM3, FM3 online, la voix des sans-voix.